salaamaaleykum mbokki xarit yi ñu seetaan à travers Dakar Buzz TV ñu leen di dalal ak jàmm ci seen émission Gaynde Ndiaye deuxième numéro ni ngeen ko xamee nag Gaynde Ndiaye di émission boo xamante ni nee naa leen fii ci Sénégal képp koo xamante ni rek yaa ngi représenté dignement le drapeau sénégalais def fi ay jaloore ba sénégalais yi nangul la ni liggéey nga ko waaye nangul la it ni bokk nga si ñi nga xamante ni rek ñoo sukkali suñu réew wala sukkali benn activité dañ lay daal di rek seet si amal yow ak yow waxtaan une façon de delloo njukkal ki nga xamante ni rek moom la ñuy dalal à chaque fois ci émission bi tey nag ñu ñëw seet si suñu pap suñu kilifa ci liggéey bi di El Hadji Bécaye Mbaye donc dañ koy bàyyi rek mu nuyu yéen ñi seetaan à travers Dakar Buzz TV bu ko defee ci kanam tuuti rek ñu daal di wëyal waxtaan bi incha allah pap ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay Rose di nuyu waa Dakar Buzz di nuyu Sénégal. di nuyu ñi ñuy faral di xool ci net bi. et di leen ñaanal jàmm. di ko ñaan ci réew mi aussi Sénégal am jàmm. ndax ci jàmm la nu mën a defare réew. aw ay kenn du ci defar réew. di nuyu waa Dakar Buzz yëpp nag di am mbégte ci déplacement bi ngeen def ñëw seet si ma. honneur la ci man. rawatina ngeen boole ma ci gaynde yi te xam naa ni sax mataguma ko waaye sant yàlla. macha allah nuyoo baa ngoog donc li ngeen ko gisee tey ci ñu biir émission Gaynde Ndiaye ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy El Hadji Bécaye Mbaye defe naa fii ci Sénégal kenn dootu ko présenté ndax andi na li nga xamante ni mooy empreinte am ci sport rawatina ci li nga xamante ni mooy suñu sport national di lamb di suñu cosaan di loo xamante ni nag ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñun Sénégal te defe naa ñun ñëpp di ko tiitaroo déjà pap ñëpp xam la ci gën la xam ci lamb en tout cas. À travers émission bu am solo boobu nga doon def muy Batamba lamb tey defe naa fii ci Sénégal am na foo ko jële am foo ko yóbbu ni ko suñu Papa Thione waxee rek émission lamb boo xamante ni bu commencé ñëpp dagg seen ité yi toog di ko seetaan ndax succès boobu xaaroon nga ko ci biir émission bi ba nga koy door. waaw moo tax am vraiment moom laa doon xalaat dama doon xalaat ni bu ma defee dara dina baax. wax nag ma baal nag man. noonu laa mel man du ma nëbbu daal. damay wax sama xalaat moo tax ma def ko waaw dama ne bu ma ko defee dafa war a réussir nit ñi bëgg ko moo tax ma def ko. ma ne tiens naa ko def parce que dama doon gis ne benn télé moo am boo dee benn émission làmb moo am. matul sax 30 minutes. bon ñun ñëw nañu. bi ma nekkee ci rajo may calculer ni bis bu ma demee ci télévision nii laa koy defee lu ma jàppoon ci sama bopp la ba pare bi ma demee ba dugg ci ba di ko commencé def ma ne mais tiens lii daal bu ma ko defee nii journalu làmb laa koy journal télévisé avec ay rubrique avec innovation changer complètement li paa yi doon def bu ma ko defee nit ñi dinañ ko bëgg waaw ma dem ci kër mbër yi dem ci magu mbër ñu xam jabaru mbër xam yaayu mbër kan mooy entraîner mbër mi fan la mbër bi di entraîner xool ruq yooyu nga xam ne coulisses yi et puis coulisses dafa am solo ci sport parce que du rek nga ñëw wane terrain bi wala nga ñëw rek ñu ne pipe rek ñu ne bëri nañu ñu ngi léewtoo non dafa am lu ñu am ay sañse ay top 5 image du jour parce que comédie bi nekk ci biir lamb yi il faut ñu wan ko. kenn xamu ko insolite yi nekk ci lamb yi il faut ñu wan ko bare na ñu siiw ci Sénégal Bantamba leen siiwal bu mbër kese de. comédiens yi genn wàll gépp booy bongo maan yépp xale yu jigéen yi fecc ci lamb ji yépp yi doon fecc ci clip yi yépp ci Bantamba la ñu siiwee Bantamba moo leen doon wane comédiens yu baree ngi fi Bantamba la ñu dem ñu wane leen. xale yi fecc la même chose. ndax làmb li mu boole moo bari sport ak culture. lépp a ngi ci woon mais danoo mujj Bantamba moo leen di wane. gars yi bu dimanche dañuy yàkkamti sañse ñëw ci làmb ji pour ñu filmer leen jàllale leen sañse. sañse si làmb bi sax dama siy ñëw parce que dafa mel ni rubrique sañse boobu gënoon na tax sénégalais yi gën a jox gëdd làmb. di dimanche bu ñuy dem dañ koy wàññi. loolu lañ ci doon wut liñ ci doon wut. mooy nit ñi xam ne làmb dafa civilisé loolu lañ ci wut. ñu xalaat ni lii war naa mën a ne mais pourquoi pas duñ ko def ñu def ko pour nit ñi di civiliser di ñëw làmb du am xeex du am xuloo du am dara parce que mentalité nit ñi ci làmb mooy violence boobu te làmb léegi lay am nii rek mais làmb ji amateur daa civilisé sañse yu mag yi daan am bu njëkk ba ci làmb lan ko daan xamee ay casque et gant dóor sa sabator bu mag dóor sa xaftaan wala sa grand bu dóor sa kii cawali yooyu ci làmb lan ka daan def lan ka daan gis ak course
foofu lañ ko daan tenue traditionnelle bi ñu xam ci africain course la làmb la mais bu ñu demee ba di ko wane c'est pour nit ñi ñun ñëw topp bokk ci rythme bi civilisation bi continue d'accord loolu lañ ci doon wut. macha allah loolu ngeen ci doon ut defe naa suñu borom teg na ci loxoom parce que Bantamba nekk na émission boo xamante ni mën nañ émission yi gën a marqué sénégalais yi ci la bokk boo xam ne bu jotee rek ñëpp bàyyi seen itey daw seetaan ko mais tax na sénégalais yu bëri gën a xam suñu culture gën a xam lan mooy làmb mais beneen aspect bi aussi tax na ñu gën a jox cër ñii di mbër ndax defe naa am na touche bu mu siy joué aussi ci côté cachet papa mun nga ñëw sa digganteeg mbër yi. ñoom mbër yi dama leen a def ay partenaires. c'est-à-dire du woon yomb parce que xale yi bu jëkkoon sa doom mbër mooy seen kër dellu na ginnaaw noonu la nit daan jàppe mbër. fekk na du loolu mbër ak sportif ak basketteur yëpp benn la. mais nit ñi dañoo complexe tubaab bee leen yàq. bu dee basket pour ñoom dafa tubaabee civilisé nga tàgg sa bondeel sa bal nit ñi dama leen di yërëm des fois yenn nit ñi bien sûr. dama leen di yërëm bu dee football pour ñoom nga correct dem làmb ji bu dee tennis la même chose mais am na fi genre yi intellectuels yu ne ci réew mi ñoo xamante ne nii làmb la ñuy bañ a gis pour ñoom le fait que ngay tuuroo saafara takk ay gàllaaj mais yow la c'est toi yow la man la ñoo ko moom. c'est africain. ñoo ko moom même bu dee nga takk sa cravate ba ni ñot mais yow la kii di ngemb yow la c'est toi. yaa ko moom sa yëf la bu ko bañ bul complexé mais gars yi ay complexe la moom malheureusement gëmul seen bopp mais japonais bi ma Japon kan lañ fa gën a respecté gars yooyu def seen sumo boobu léegi ñooñu bu ñuy jéggi tali ñëppay taxaw ñooñu bu ñu demee ci place kenn du toog ñëppay jóg taxaw ñooñu dañ leen respecté jox leen seen gëdd ñoo ko moom ñoom la nit ki li nga doon bu ko bañ mais fii loolu mooy sunu malheur li tubaab bi defaral leen gënal ko ci invité tennis boo la karawaatalee ba tegal la nga ni moo raw Sarkozy bu la gars yi bu la làkkalee français nga ni sa bu doon làkk français Sénégal mooy doon numéro 1 sur le plan économique bu doon économie Sénégal ci làkk français kon dem nañ suñu yoon. bu doon tubaabee mooy tax ñun ñu dem nañ suñu yoon. mais tant que dellusi wuñu ci li nu moomal suñu bopp duñ dem. parce que ñun dañuy suivre ñun créé wuñ dara lañ set sax mënuñu koo defar puso sax mënuñu koo defar fu ñuy demee fan la Afrique di demee ñun mënunoo defar dara werante xeexoo xëccoo nguur rey lu doomu jàmbur yi rek lan fi nekk. tu as vu les derniers événements ñan la c'est les politiques ñoom la ñoo nu rey ils nous tuent c'est malheureux pour nguur pour jot nguur wala rester ci nguur jaral na leen ñu rey la. tey violence bi nga xamante ne dañ koy étiqueter à chaque fois ak lamb su ñu nee lamb rek ñu ne violence. kenn deewu ca keroog bu yàggul gis nañ kenn suñu njiit yi def benn sortie presse internationale ne mbër yi ñoo génnoon doon xeex ak moom demoon naa ci bi muy juboo ak mbër yi nee na waxul loolu nee na moom waxul loolu waxul mbër yi nee na xam na ne fii ñu toll mbër yi bëri woon buñ bëri woon moom bëggoon na expliquer affaire bi mais waxul ni mbër yi ñoo génn nee na moom waxul ni mbër yi ñoo génn de ci li mu wax et puis man baal naa ko waaw man baal na xam nga man dama bëgg làmb ci dem. parce que gis nga yooyu. ñoo ñuy tardeel. gis nga bu naree toog ci ministre bii. lu mu wax ñu ne ca bañ a lijjanti sunu làmb ji. dañuy tardé mais au moins sax wone na ni làmb am na doole bu ñu demee ba làmb ñooñu génnoon ñëpp ci waa làmb ji lan kon kay làmb ji am na doole. kon làmb ji am na doole. d'accord. mais c'est-à-dire dañoo minimiser ñoom tubaab yi laa leen di woowee de ñoom gouvernement beeg opposition bi nii ay tubaab lañu nanu développer lu nu moom mbay mi la nu moom nit ñi dañoo xiif nit ñi dañoo sonn li génn foofu yëpp loolu la wone nanu jéem a xool naka la ñuy def ba loolu deñ ñu defar réew mi waaye bu ñu dee xeex seen xeex boobu sax waaye lu ñuy xeex ñun la ñuy utiliser ñu ñëw dugg ci biir ñu rey nu
day metti. day metti macha allah alors papa bëggoon nañ xam pourquoi le choix de 2STV sa diggante ki nga xamante ni mooy El Hadj Ndiaye. lu tax ma choisiroon dem fa. dem 2S. non moo doon première chaîne privée et puis ma gis ne ñu ngi ci yoon li ma bëgg moom la ñuy def culture lañ doon def léegi sax lañ dugg ci information mais bi muy am doole dëgg boobu culture rek lañ doon def mu doon télé boo xam ne vraiment ñëpp bëggu ko mu doon télé bu jeune et puis nekk ci li neex réew mi boo demee alpulaar yaa ngay def boo demee musique baa ngay dox lépp a ngi doon dox aar femmes yi gis ci seen bopp femme africaine femme noire mu am ay émission yoo xamante vraiment mu am bumu am ay galayaabe culture bi dox quoi et puis El Hadj Ndiaye moom yàllaa nu boole waaw man jëkkeewuma ci El Hadj Ndiaye man ca Sidi Lamine Niass laa jëkke Walfadjri Maam Lees Camara man ci yooyu laa jëkke man ñooñu laa xam mais yàllaa ma booleeg El Hadj Ndiaye te it vraiment mu jàpp ma bëgg ma El Hadj Ndiaye moom bëgg na ma loolu moom mooy géej gi am na ndox bëgg na ma parce que def na ay gestes yoo xam ne koo bëggul doo ko defal waaw vraiment moo tax ñu ànd liggéey aussi man tamit vraiment je l'aime bien man tam maag moom a yem. yan jikko moo la gën a marqué ci jëmm jooju. moom ci El Hadj Ndiaye fulla fayda bañkat nangoo liggéey am jom El Hadj Ndiaye li ne ci moom yëpp ci qualité yu baax mënuma la koo limal. bañkat la bëggul ñàkk fayda bëggul ku tayal bëggul ku nanguwul liggéey bëggul ku yaafus ay qualité yu dëgër la bëgg ci doomi aadama xool ko il est parti de rien mais tey jii fait partie de ceux qui font ce pays là moo tax ma bëgg ko mu appui mu nangoo liggéey am jom am fulla bëggul ku ko yeb am caractère moo tax foo tourné ñu dafa naqari deret dara daa am fulla rek boo nooyee rek ñu yeb la fii lan lay toog waaye fullaam googu ak faydaam googu moo tax lu ne dana ko dégg nit ñi ñoo mel coon noonu la meloon ñi ma dëgg loo wax coon mu tontu wax xalaatam am gis-gisam di wax dëgg jombalu ko kenn dafa naqari deret dafa nàngam bi mu deewee nag léegi moo fi gën loolu Sénégal la ngi noonu xoolal ci loo nekk nag laa lay wax yow mi am ci sa fulla ak sa fayda bul déglu ni di wax na nangam wala di wax mere na ma de boo ko defee doo dem waaw. d'accord papa ay temps ñu gis la foofu ngay def Lady Trick foofu ca TFM bëggoon nañ xam ban genre contrat nga fa amoon parce que gis nañ tamit diir bi yàggul lan moo tax El Hadj Bécaye Mbaye dem foofu. ci voilà une très belle question une bonne question nii la ñuy poser question waa kay lan moo tax lan moo ban genre contrat noonu la waaye contrat bu légal bu wóor bu tegu woon ci professionnalisme entre Bécaye ak l'équipe de l'Oeil du Tigre ça veut dire Tafa Gueye ak Mbaye Fall ñoom moom émission bi doon ko dawal TFM gis ni liggéeyatuma jóge naa 2S ñu woo ma ni ma kaay jàppale nu ci sunu émission nga ñëw liggéey dinañ la fay ñu may fay xaalis bu bari ma dem di ko fa liggéey signé moomu woon ak TFM mais moment ba ma fa nekkee bu doon waa TFM ñëw nañu pour ma signé ak ñoom damay signé ak ñoom parce que tamit kaka moom borom jom la borom fulla la nangu naa liggéey te jotewu maag fa kenn dara mais comme que loola amu fa ba contrat ba jeex ñooña jóge fa dem kam moomoon émission ka man la moo c'est le coordonnateur muy Mbaye Fall jóge fa amatuma raison toog fa comprendre ci diggante bi aussi biñ fa jógee même pas un mois El Hadj Ndiaye sa femme Marème woo ma ñu waxtaan pour Bantamba TV mais waa TFM jotewu maag faakaak nit ku la ni maag TFM danoo jote dara tooj na la boo demoon ca TFM tey leen ma gën a bëgg tey laa leen gën a bëgg man bañu ma kenn d'accord man daal liggéey ma tax a jóg daa am fu ma jóge am fu ma bëgg macha allah am na solo donc dañuy waxtaan ci Bantamba TV Bantamba TV nag jamono bi sénégalais nee na El Hadj Ndiaye moo ko moom moo ko financé jox la ngay piloté. waaw dëgg la El Hadj Ndiaye moo ko moomoon moomatu ko léegi maa ko moom
ñun ñaar ñoo ko seq on est associé associé xam nga associé kon léegi Bécaye Mbaye gi ci biir Alaaji Ndiaye gi ci biir ñun ñaari ngi mais léegi je suis le gérant man maa ko moom man maay doxal Alaaji Ndiaye waxu ci yoonum mosu fee ñëw dafa am lu nu seq man ak moom collaboration bu honnête bu sérieux la nu nekk di ci liggéey waaw comme toutes les télévisions yi nekk fi la majorité bokk day am ñaari nit a koy bokk kenn koy gérer télé yi bari na fi télé yoo xam mën naa la leen limal yoo xam ne kan du ka fa nee rek moo fa ne am na ñeneen ñu fa ne ñoo xam ne kenn xamu leen noonu la Bantamba TV mel. alors gis nañ télé yi xaw a bëri jamono bi fii ci Sénégal par rapport ak say début ci télé ndax defe naa 2S mooy première chaîne privée au Sénégal par la suite suscité na ñu bëri dugg ci télé gis nañ télé yu bëri aussi dañuy ñëw en force ñëw innover andi matériel andi concept mais tout le temps ñu wàccaat ban plan stratégique nga xalaat pour loolu. du ma ko wax parce que yow tu as bien trouvé xale bi daal neex na ma tu as bien trouvé bruit yu bari yooyu wax ju bari jooju jaru ko Alaaji Ndiaye bi mu créé télé amul bruit star en ligne la def inauguré wul deful dara dugal star en ligne am bu moo ne xale yu jigéen ñi kepp si nekk fa Pape Cheikh éviter star yi di def nànk indiwuma bruit defuma dara nànk noonu Alaaji Ndiaye defoon noonu laay def làqatu na bëtu ñi fi indi woon bruit ñëpp dégg nga gis nga leen ñu ngi ci problème yoo xam ne mënuñu la ko wax te et puis ñun c'est-à-dire et puis ñun it amuñu moyen yooyu ñooñu ama ah non ñun amuñu moyen ñun on va faire doucement mais wóor na ma ne nit ñi ils vont finir à nous regarder parce que li ñu bëgg a wone ci réew mi dina am solo torop ci réew mi dinañ ko mën a jariñoo ñun c'est-à-dire lu nit ñi mën a jariñoo ni ñu innover lamb ba mu dugg ci xol yi noonu la ñuy def Bantamba TV ba mu dugg ci xol yi te bu soobee yàlla ñu ngi tàllal loxo tout le peuple sénégalais ñu jàppale nu pour ñu dugg ci xol yi bu ñu jàppalee dinañ dem y a des hommes de bonne volonté yu jóg di ñu jàppale ñuy def nànk boobaak léegi ñu bëri ñu ngi laaj Bantamba TV ñi koy seetaan ci canal bi ñu ngi koy seetaan ñuy góorgóorlu nànk raam daan alors raam daan mais papa ba tey gis nañ télé yi ñu bëri des fois bu ñu ñëwee dañuy débauché ndax Bantamba dafa nar a def noonu non dem débauché wala ay tête yu bees la nar a andi tête yu bees tàq surtout la jeunesse xale yu am xam-xam a ngi ci réew mi moo dem moo xam muy xale bu jigéen mooy xam muy xale yu góor ay xale yi ay tête yu bees lañu ñooñu lay indi Mame Less Camara noonu la defaree mooñe Walfadjri man kenn xamuma dew ma fenn benn école mu indi ma gisoon compétence am moo ko gis man gisuma ko woon sax moom moo ko gis ñeneen mu ko ay xale yuy doog a génn sesti ñi nga xam benn stage la ñu am ñii ci benn journal lañ defee stage wala pigiste ñu jël leen indi leen ragale leen boole leen Reine Marie lan fa xamoon ak Abdoulaye Lam ñu dem ñun tam fii xam nan ma xëy na dina am keneen ku ñu xam mais laal kii bi ossature bi ay jeunes la que ça soit technique bi gestion bi lépp ay xale yu ndaw la ñuy wut ñu defar ko am nañu ambition te j'espère bien ils vont réussir jox naa leen confiance jox naa leen lépp man nekkatuma chef bi maa ngi ci kaw waaye am na chef am rigueur am liggéey bu wóor boo xam ne moom la ñu liggéey parce que ku bëgg defaral Sénégal il faut mu am rigueur moom quand même dina ci am. alors innovation ba tey parce que gis nañ bu njëkk nag géwël dañ ko daan xam ci wax ay baaxu suñu buur yi defar diggante dox jàmm dox salaam dem ñaanal nit doomam nit nekk ci nakar nga ñëw taxawu ko en tout cas di dox ay jéego ci lépp ci rafetal dundin ci biir société tey nag première chaîne boo xamante ni géwël moo ko moom première rajo boo xam ne géwël moo ko moom père nag innové waat nga waaw c'est-à-dire warunoo yem rek ci sol garam bu waggas ndeku non ñun réew mi seenu
géwél yii nii sax na géwél yi toog grève xool gisoo bi Covid bi duggee léegi réew mi ni mu naqare amul woy amul fecc amul géwél amul woyaan amul dara kenn waxatul baaxi kenn réew mi naqare looloo naqari réew mi looloo ko naqare mais nag attention ñun du ñu yem rek ci loolu dañ koy def ba tey nag am na nuy géer parce que gi nga géwél lu bu nekkoon président de la république sax am na géeram gu koy may man am naa géer ñoo xamante ne nii ëppale wun ma dara mais ñooy samay géer bu dara amee dañ may dama leen di poñe par la force ñu may ma du question bu dama ko amut den may am naa ko waaye maa ko moom dafa neex en fait. et puis c'est super dafa neex noonu la géwél yi du rek sol sa grand bu non danoo participer te géwél yàgg naa participer ci façon bu garaaw médiation. ñu ngi ci lépp luy doxal réew ñu ngi ci parce que ñun bu dee nguur dañuy jàppale nguur dañuy jàppale pouvoir géwél day jàppale pouvoir parce que géwél day jàppale buur géwél day jàppale sëriñ day taxaw sëriñ am na loo xam ne sëriñ mënu koo wax am na sëriñ yi am na yoo xam ne mënuñu ko wax géwél a ko mën a wax président premier ministre yenn ñi mënunoo wax yenn ñun ñoo ko mën a wax loolu suñu rôle la et puis des fois suñu milieu bi dafay yàqu da ngay wax dara yow en tant que géwél benn nit jóge fee monde moderne bi tax mu ne la waroo koo wax quand même waroo def nii waroo wax lii yow kii li muy def moo ko moom ba ko mu def ko ba ko mu wax ko mais monde moderne bi mooy tax mu ne non warula wax lii warula def lii non c'est pas ça nit ku nekk da nga am sa rôle mais man nag dama cee booleeg nag di participer nag ci loo xamante ni vraiment moo war a yóbbu réew mi xam nga fii xale yi fi nekk di fi liggéey fortaatu fi ak dara loolu ci jàppale pouvoir la bokk moo tax pouvoir bi na jàppale entreprise yi waxuma la entreprise média yi rek mais na jàppale entreprise yëpp képp kuy créer emploi da laa war a jàppale dañ la war a jàppale moo gën parce que kii ñii mu juróom benn yii mu téye fii ci ruq bii di ñafe ak ñoom pour mu fay leen sax ngan di problème la mais yaa ko war a jàppale taxawu ko ndaxte bu leen bàyyee ñu dem ñu compté waale leen ci chômage yi te bu boobaa ci sa kaw la këpp looluy indi dem ba nit ñi frustré moo tax xale yu bëri amatuñu fu ñu liggéey xale yi dañuy mer des fois bu benn manifestation amee ñu rax ci wane waale ci seen naqar loolu lan la parce que dëkk bu naqaree koy waral loolu nag pouvoir da koy xam mais dégg naa président de la république mu ne j'ai compris comme que il a compris nag dañ koy tàllal loxo au nom de la jeunesse moo xam ne étudiants yi jàng war a am diplôme y a beaucoup de maîtrisards yuy taxawaalu am na ñoo xamante ni def nañ seen master ñu ngi taxawaalu réew bu demee ba toll foofu rek xamal ni yaa ngi dang di barile ay opposants wala ay adversaires yu bari xam-xam te ñaar nguur àttanu ko opposition bu am xaalis am xam-xam amul benn nguur bu ko àttan amul benn pouvoir bu ko àttan opposition am xaalis am xam-xam am ay xale yu wér ñoo la man foo jaar ñoo la man te loolu nag pour éviter ko mooy ñu créer tool yi suuf saa ngi nii Chine suuf la jaar ba dem yoonam bi mu demee ba tey jii nag la ñuy dogg industrie bi ñu demee xam ne ñoom danoo bari te il faut ñu añ reer ndékki danoo fexe ba ku xiif lekk maawo fa la ca tool yi la leen yóbbu Chine boo fa demee da ngay gis ku am këram am ñaari espace su 2 mètres lu muy lekk fa la koy bàyyee fee carotte fee salade fii pomme de terre fii mu def fi naweem foofu lañ toll li ci des bareetul te ñun danoo war a toll foofu bay li ñuy dunde li ñuy bay arrêté importation yi nga xamante ne daf nuy sonal suñu baykat yi di ci gën a suñu baykat yi da ngay bay soble doo am foo ko jaayee bay pomme de terre amoo foo ko jaayee pomme de terre bu jógee Pologne wala bu jógee Russie lu koy doyee lu ñuy doyee soble bi ñu ne soble bi jóge na Suisse wala jóge lu ñu koy doyee Mor Mbuuba ngi fii di bay pomme de terre lay bay soble lay bay mais jàppale ko nga xamante ne dina ko mën a jaay écoulé ko gars yi dañuy bay ba pare duñu am fu ñu ko yóbbu mu nëb c'est honteux mais il faut ñu am liberté économie indépendance économie nag yombul yaa koy may sa bopp
gouvernement bi moo ko war a may boppam. On est dans un pays pauvre tubaab yi bu leen nu sonal seen soble yeeg seen jaay leen ko seeni mbokk. ñun dañoo am Mor Mbuub ak góoru Mbuub Mor Sàmb dañuy bay pomme de terre soble légumes yi mais dootuñu benn soble dootu fi dugg benn pomme de terre dootu fi dugg ñun ñoo koy defal suñu bopp mais kon léegi ñëpp am xaalis xale yi ñu yóbbu leen ñu bay bu ne xale yi na bay xale bi bu mu yaakaar ne dana la bëgg a def benn paysan non li la bëgg a def mooy industriel lan la bëgg a def mën ngaa fexe ba lii ngay bay nga dem ba lii ngay def meññeef nga dem ba di def ay produits ñu mu changé ko mais fii la ñuy ñëw formation yi am na ñu jàppale leen ñu taxawal fii la ñuy ñëw jënd gerte dem def ci loo xamante benn kilo gerte dinañ la ci def loo xam ne dinañ la ko jaayee 5000. dëgg la mais loolu dañ ko war a moytu. nañu xool li nga xamante ne mooy arranger la population. ci wàllu liñ fiy dugal ñu koy lekk. ñu xam lan la. am na solo dafay am solo ñu xam lan la nit ñi di bay dinay dunde di dunde dinay bay. alors am na solo papa ba tey ñu ñëwaat ci lamb ji ba tey ndax du ñu fàtte benn yoon moo tax sénégalais yu bëri xam la dem nañ ba nga xamante ni bépp promoteur buy tëgg lamb fii ci Sénégal boo bëggee sa événement dox da nga ci lëkkaloo ak ki nga xamante ni mooy El Hadj Bécaye Mbaye mais gis nañ ay jamono nga am jafe-jafe ak ki nga xamante ni mooy Gaston Mbengue laata may ñëw foofu sax papa déjà cër boobu nan nga ko gisee képp ku dem bay tëgg làmb rek boole la ci pour événement am dem na stratégie de communication ba ngay ànd ak. non gaa yaa ngi dem feneen gaa yaa ngi dem feneen ci yeneen télé parce que léegi aussi kenn rek mënul lépp ah. waaw léegi y a d'autres télévisions yoo xamante ni c'est vrai. am na Bécaye Mbaye bokk na ci ñi ci gën a populaire. mais y a Malick Thiandoum y a Lamine Samba yaa ñeneen. mais am na jamono teewoon nga ko foo xamante ni waaw booba noonu la demee woon mais concurrence bi dafay ñëw. gars yi tamit dañuy wut seen yoon. et puis y a des promoteurs yoo xam ne ñoom ñëpp mënunoo ñëw fi ma ne. il faut mu am ñeneen ñu dem feneen. waaw loolu tamit daf ci am sa et puis loolu mooy neex. et puis danay xam ku nekk la nga mane. dëgg la. xam nga bu kii demee fee kii dem fee ba demal ci téléspectateur laaj leen bu gën a neex. ñu wax la ko. dëgg la et puis j'ai la chance nag souvent d'être bi gën a neex waaw loolu yàlla moo koy def yàlla la yàlla moo koy def yàlla moo lay def ci xolu nit ñi et puis yàlla la. ay temps gis nañ ni seen diggante njakasoon na. waaw mu demoon ba bàyyi làmb ji. jamono bii mu ñëwaat. mais bi paa mu lëkkaloo ak El Hadj Bécaye Mbaye. ak 2STV ak Bantamba léegi bëgg naa nga ñëw foofu tuuti. waaw non Gaston loolu mooy àdduna mënuñu xam nga lan moo gën a bon ci àddina hypocrisie am lu la naqari te doo ko wax Gaston Mbengue foo mu amee lu ko naqari da koy wax man tamit bu ma gisee dëgg dama koy wax ñaar ñooñu bu nu àndee yenn saa yi du ñàkk ñu. day tàng des fois day tàng waaw mu mere ma Gaston dalay mere waaye du la ba daf maa mere woon et puis gis feneen waaye xam nga ñun dañoo saf même boo demee feneen da ngay ñëwaat Gaston bi mu gisee feneen dem merewu ma ko woon de après te maa ngi moom amul woon problème de booba 2S la amal problème bon te man maa ngi symbole lamb 2S mu bàyyi ñu toog jàpp suñu njàmb seetaan ko mais day dem feneen dégg ñu ne bu ko Bécaye Mbaye wanewul du neex mu mer wala bu ñu duggee làmb ja ñuy nit ñi di tàccu 2STV après yooyu bu ma koy wax mu ne ma doo bàyyi sama làmb ji ngay ñëw di ko jéem a yàq ma ne ko yàquma sa làmb nit ñee mel noonu non Gaston et puis Gaston nitu entier la. Gaston xuloowul ak kenn xeexul ak kenn intérêt lay défendre boo ko xamul da ngay yaakaar ne daf laa compte non c'est un professionnel comprendre nga di liggéey et puis bi ñu demee ba mu comprendre ma comprendre ko man tamit nag dama doon koo xamante ne man bu ma gisee dëgg dama koy wax parce que quand même du ma yor sama télévision Bantamba TV di dox nga bëgg ci am leneen loo ci def pour daaneel ko tam non bu boobaa man dama lay def adversaire ma def ko adversaire ñu cooki mais après ñu jubóowaat mais ñaata yoon Gaston loolu maa ngi moom amul problème dañuy ànd nii waa si yàgg ñu xuloo mais xuloo bi du xuloo bañante xuloo professionnel la xuloo professionnel la am na ay intérêt xam ne ni intérêt yi mu am parce que day liggéey
day liggéey. gis na ni man kat moment bi Bécaye arrangé wu ma day bàyyi Bécaye dem ci ko arrangé mu dem ñun tamit ñu seet ñeneen ñu ne am parce que ñëpp a ngi fi. am na promoteur yoo xam ne actuellement liggéeyu nu man bëgguñu sax liggéey ak man mais garaawul ñooñu ñuy liggéeyal samay nit lañu man tamit am na ñoo xam ne man lan bëgg a liggéeyal. adduna daal boo ko jàppee noonu lay demee Gaston maa ngi moom amuñu benn problème ay waay lan léegi nag et puis mu ñëw nag di liggéey ak ñun et puis coordonnateur Gaston Production di Mbaye Fall te Mbaye Fall maa ngi moom ak Tafa ñoo bokk di liggéey Mbaye Fall di ko fenn rek laa gis fi Bécaye nekk la ñuy dem. te Gaston it lu avant Mbaye Fall di ko wax sax wax na ma ko. ni ma am na lu may sóor bu paree maak yow ñoo ciy ànd. incha allah et puis ànd nañ ci. te yaakaar nañu am nañu yaakaar mu baax. et puis di ci woon yëpp. ñu ñëw jàppale ñu ci. wax bi am na solo lépp Sénégal la ñoo bokk réew mi. donc na lépp rafet na lépp rafet. voilà na rafet ci rafet boobu laay taxaw sax na papa ñu ba dañ lay séddal ni dafa mën wax lu rafet ñu lay dàkkantelee loolu dem nañ ba di la woowee sax El Hadj Bécaye Mbaye mu baax mi. waaw loolu da moom xam nga ñun ñëpp a baax. ñun ñëpp ñoo baax na ñuy wax lu baax réew loolu moo ko yore réew na ñuy xool lan moo koy dundal. sur le plan religieux politique social ñu di ko suuxat loolu mooy réew kenn du ko yàq dañuy xool suñuy valeur ñu di ci jàpp di ko toppatoo li nu moom li nu bokk. li day xàmmee li mu moom. li mu bokk ak li ñu ko boole mais ñun dafa am loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp. dañ ko war a jàpp bu baax muy suñu Sénégal gi nu bokk kenn bañ cee yaakaar ni yaa ëppale nit ci des wala yaa gën a intelligent wala yow la. moom dag may indiwaat ci homme politique yi toujours fan yii maa ngi leen di dégg ñuy wax affaire u ethnie. dafa ñaaw temps Abdou Diouf loolu amu fi woon. waaso. Senghor séeréer la woon tukulóor yee ko gënoon a bëgg alpulaar yi ñoo la gënoon a bëgg Senghor tey bu ñëwaatoon fii ku mu woteel daan la parce que culturellement ni mu téye woon Sénégal boo santee Mbuub ma sant Mbay ay kallam Dramé ay kallam ci kal yi ñun li nu am mu ëpp am ay milliards ñun li nu am moo dàq milliards mais malheureusement xamuñu ko ñun réew mi nu yore ku am réew mu mel noonu danga war a sant yàlla ñun yàlla fexe na ba am politiciens yaa ngi koy yàq nag joolaa séeréer kàllanu alpulaar séeréer noonu joolaa alpulaar noonu ah olof ku muy olof lu muy wax sama tukulóor bi ah sama tukulóor bi sama séeréer bi sama njaago bi sama joolaa bi te moomu ci kenn comme moom mais accepté nañ ko ci suñu biir mais gars yi léegi ñu ngi commencé di génne benn problème boo xamante ni buñ ci continuer réew mi day tàkk dinañu indil xeex boo xamante ne ni yal nañu ci yàlla musal. yal nañu ci yàlla te musal ñu ngi nu koy ñu ngi ñu ciy woo mais na peuple bi bañ Sénégal surtout la jeunesse yéen laay waxal bañ leen bu ngeen bañul gars yi am na nu leen am def na nu leen def yéen a war a ànd defar seen réew nan ànd leen defar réew mi bu ngeen ko defut gars yi dinañ leen jaxase ci seen biir ngeen xeex ci seen biir ci waxu waaso ak waxu kii gën kenn gënut kenn ñun ñëpp benn lan ñoo bokk suñu réew. macha allah Sénégal benn bopp la kenn waru koo xar ñaar alors papa dañuy daaneel suñu dernière question boo xamante ni dama teniroon personnellement à poser la ko bëgg naa xam lan mooy rôle lu baay ci njabootam. rôle lu baay ci njabootam de mooy baay da ngay doon baay boo doonee baay yaay dundal ba la ko yàlla mayee. boo doonee baay yaay yar boo doonee baay yaay yërëm boo doonee baay yaay am fulla ci doom boo doonee baay yaay maître boo doonee baay yaay premier marabout yaay premier marabout yaay premier médecin
yaay premier kilifa yaay suuxat sa doom ci lu baax baay daf di rôle boo xamante ne ni doomu aadama ci digganteem ak njabootam daf ci am àq ki la gën a suufeel njabootam moo la gën a dellu ginnaaw ki la gën a bëgg njabootam di toppatoo njabootam moo lay gën a avancé loo am yóbbu ci sa njaboot di jàppale sa njaboot dañuy dem bu doonee njaboot gu am jom te njaboot gu am jom ci bàyyi lay jàng bu gisee bàyyi mel na nii am na jom am na fulla doom ja bu màggee dina jéem a am jom bu amee jom amee ngor parce que bàyyi nawle la sa baay sa ndey sa nawle la nu sa baay waroo nangu mu gën la ndey sa baay waroo nangu mu gën la ndey dang na ndeyam def ba mu baax danga war Njaga Mbay mu ne liggéeyu ndey balaa fen doom jëm koo xalaat dangay xalaat toujours sa ndey na mu mel parce que lenn moo am suñu société bu doom baaxee ñu ne ndey jaa ko liggéey bu bonee ñu ne ndey jaa ko liggéey donc doom dafa war a góorlu bu amee ndey du nekk ci wetu baayam mu fexe ba moom mu fexe ba woyu ndeyam woowu ci moom lañ ko war a mën a gisee déggoo ñu naan moom da yàqul liggéeyu ndeyam loolu lépp ci fulla liggéeyu ndey du dara lu dul fulla ak fayda parce que ñaar dañuy bokk ndey ak baay ñu ne kii am melokaan gu mu mel kay am melokaan gu mu ne ku nekk ak jikkoom ku nekk ak façon ñu ne kii de ndeyam dafa liggéey waa kay nag te pourtant ñoo bokk ndey ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñu étiqueté kii baax ndey ju liggéey kee nag noo koy étiqueté fulla ak fayda liggéeyu ndey balaa feeñ doom jëm koo xalaat na xale yi am jom am fulla ci ñi ma ko sañ a wax fexe ba kenn du gañe seen yaay dafa jara yërëm boo ko yërëmee te ragal te gone gu ci nekk gone gu fi yërëm sa ndey ragal sa baay kenn mënta tee nga dem macha allah xale bu ci yërëm ndey ragal baay amul ku la mën a teree dem da ngay dem parce que boo yërëmee sa ndey di nga def lu baax boo deree dugg ci njaaxum ni man de lii bu ma ko defee ba sama yaay yëg ko fu ma jëm waaye lii bu ma ko defee sama baay sama baay daa naqari deret du ma ko def yooyu mooy tax doom rëcc waaye boo faalewul kenn faale woo ndey faale woo baay faale woo ndijaay faale woo mag kenn du la faale te kun kenn faalewul doo dem fenn waaw loolu mooy àdduna di leen encouragé macha allah Olof Njaay nee na ku amul kilifa ku ne jinne doon sa kilifa donc defe naa loolu yëpp dinañ ci tirer leçon en tout cas ñun jeunesse bi alors ki ñu dalaloon tey suñu biir émission Gaynde Njaay di El Hadji Bécaye Mbaye suñu pap dañ koy bàyyi mu tàggatoo yéen ñi stand à travers Dakar Buzz TV laata may tëj. waaw di sant yàlla di leen encouragé métier bi moo gën a garaaw ci métier yi mais c'est passionnant dafa neex média dafa neex waaye dafa metti dinañ xool noo solo dinañ xool noo mel dinañ xool loo wax dinañ xool foo dugg ñu ne gis nañ ko bërëb sàngam gis nga lim sol moom la soloon démb gis nga ko yow ni mu mel gis nga xam nga romb naa ko fee ñun ñu góor ñi nag moom de léegi gis koñ bee la ma ko fay gis bari na de amatuñu liberté doot loolu yëpp day dal sa kaw mais métier bi dafa neex c'est passionnant comprendre loolu yëpp nag mooy affaire bi noo mën a melit da ngay nangu xam ne lii la yàlla dogal ci yow te réew mi ma delluwaat ko rek ñu jàppante way politique yi bu nu yàq suñu réew nan nu jàppale bu nu yàq réew mi seen xëccoo nguur gi nu nekkee bu nu ci yàq sunu réew 49 lan ni dee na ci événement yi c'est grave ci dara amul fi ñu toll nii lu am ci ay waxi caaxaan 1 ak nit ci ay ñeent ci ay doomi aadama dee ci dara ci xëccoo nguur pouvoir ça rend fou moo xam ki ko bëgg a jot moo xam ki ci toog
ki ci toog bëggut a baax ki koy wut jaral na ko lu ne moo waral coup d'état yi moo waral soulèvement yi moo waral xeexu ethnie yi moo waral xëccoo nguur moo waral ñuy dajj kees yi di ko lekk yooyu yëpp yu négatif yi yàq réew yëpp pouvoir moo ko waral nan nu jàppale ñuy ñaanal ñi nekk ci bopp réew mi ki nekk ci bopp réew mi le président de la République yàlla taxawu ko jàppale ko mandat la am bu mandaam jeexee la ko sartu réew mi may mu def ko ñi nekk ci pouvoir opposition bi ñu opposé wu avec dignité avec démocratie bu yàlla élection amee bu dee ñoom la yàlla nangu nit ñi woteel leen ñu gañe ñu toog mais buñ yàq réew mi étudiants yi ñi fi gën liggéeyoonu bari na xiif bi bari na feebar faju wóoratul yooyu yëpp bu amee ci am réew te loolu yàgg ci am réew dañuy xool naka la ñuy dajaloo ba saafara ko waaye buñ ko bëggee xeexoo jeunesse bi ñooy perte di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ju bari Dakar Buzz daw ca kaw a kaw a kaw am ndam ngeen ñaanal lu ñun tamit dañu nekk ci yoon fan yi rek dinañ commencé di def programme bi par nànk-nànk di tàllal loxo Sénégal ñu jàppale nu ay ndaw a fi ne am na nu c'est vrai ci ñi nekk ci ginnaaw te dégguñu leen am na ci ay doyens de la presse ñoo xam ne duñ leen tudd mais ñu ngi ci ginnaaw ñooy defar après ci kanam seen tour dina feeñ après dinañ comprendre donc pour looloo tax fii Bantamba neex nit ñi bu soobee yàlla Rose ma lay gërëm yow sama doom nga maa ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla may la ci ndam ak wax Dakar Buzz yëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf ñun ñoo koy jaajëfal bu baax ci opportunité bi mu ñu may tey ñu fekk si ko amal ak moom waxtaan bu am solo bi Gaynde Njaay la woon ñu ànd ci ak El Hadji Bécaye Mbaye di leen jaajëfal bu baax yéen ñi ñuy suivre boobu ak léegi ci Dakar Buzz TV di remercier sama équipe technique Junior Amadou ak Amza di leen jox dig daje très bientôt ci yeneen numéro incha allah merci beaucoup.